Assalamualaikum mbokku téléspectateur Télé Futurs Médias ñu ngi war a ànd ak yéen ci benn waxtaan bu am solo dañuy dugg ci dëkk bi dem ba Dialokoto buñ fa jógee dem ba Gouloumbou dem ba Sinthiang lépp ci arrondissement bu Missirah nekk ci biir département bu Tambacounda ànd ceeg waa APROVAC waa Action Aid ngir ñu waxtaan ak yéen ci violence faite aux filles et aux femmes mu nekk benn phénomène boo xam ni dafa commencé di am doole mais aussi heureusement am na ay structures yu mel ni APROVAC Action Aid ñu ngi jéem wut ay pexe ngir ñu wàññi ko danañ ci dëkk ci anam yu gën a yaatu. Violence moom buñ koy wax Tambacounda dafa nekk ci diwaan yi nga xam ni taux biñ fiy wax dafa bëri lool ndaxte boo xoolee ci téeméer boo jël ci jigéen ñi juróom benn fukk yi ak lu toftalu nekk nañu ñi nga xam ni ay jafe-jafe dafay farataal di dal ci ñoom moo xam ay sëy yu teel moo xam ay ëmb yu teel moo xam dañ leen di xarfal moo xam dañ leen di violer ak ñeneen ñoo xam ni itam seeni jëkkër dañuy nekk ak ñoom ba si ak saa yi bàyyi leen dem seen yoon muy ay abandon conjugal ak yeneen yu ni mel. Tambacounda ak Sinthiang 60 kilomètres la juróom benn fukki kilomètres fanweeri kilomètres yi ngay def goudron yeneen fanweeri kilomètres yi nga def ko ci rang-rang. fii nag ci Sinthiang yaakaar naa ni cas biñ fi nar a waxtaanee nekk na cas boo xam ni cas bu daw yaram la ndaxte soxna si yàlla dafa def xel mi neexul dafa am ay rab yu koy daaneel ci noonu yegsi nañu ba ci dëkk bi ñu dalal ñu léegi nag ñu leeralal leen mbir mi. min komi lanna sellude komi faɗɗeteɗo ɗo wonde kulle ko liɓayla joni noon sukaɓe ara tawami ka lawol hippolam ha heɓinanmi joni noon ay husuɓo kalala damay daanu rab su ma daanoo rab nag am na ay samba boy yoo xam ne dañ ci profito di ñëw yegg sama kaw am naa ci ñett ëmb o wondi on ɗon wona conco na paɗa oɗo mo wondumi ɗo o kadi bamum kañum kadi ha jakata fa landama joni noon nenange baba an aw kiila fu mu toll nii dama ëmb suñu papa tamit dafa dem bàyyi ñi lu ëpp ñetti weer bàyyi ñi ci Koundara moo tax ma ñëw nii fii ci Sinthiang bëgg ñu jàppale ma ci nena no Koundara ɗo ɓen kadi ɓe ɗuɓɓe ha jaka joni ɗo yiilorde ni tum bàjjan bi itam am na kàddu yum ci yëkkati. woni nene makko hawkimo ittay balɗe tati nayyi hara o ñamata ñiiri mo jonnuɗamo fof o ñamata hara yennaw no nangi dande nde o wawata haalde fayda joni noon gila o ari ɗo mi daari mi tawi mi wawata hawkude neɗɗo hawketake. waaw man maay bàjjanu xale bi rab yi bu ko daanelee dina toog lu met ñetti fan du lekk du naan te fu mu nekk nii man maa nekk ak ñoom seen papa dafa dem bàyyi leen fi te man tamit samay doole demeewul noonu mais xam nga rek foog ma jàpp si di leen jàppale ñuy ñaan nag ndimbal ku ñu jàppale. depuis hakkilkin timmani yo jooɗo wota jibinoygol nangoymo dula tawa yurminowo mo ala to ɓe hendoɓe hawkamo daɗay maaya mi anda yo jooɗo seranɗo hande Allah waɗi ko waɗi fof siko haako ñamumi o ñamay siko saño ñamumi o ñamay mi nangiral mo sabu bam makko nangirmomi ko sabi Allah e nelaɗo mo. waaye daal li ñu gën a bëgg ci jamono ji mooy waa APROVAC waa Action Aid waa nguur gi képp koo xam ne xalaat nga saafara ñu jàppale kii. ñu jàppale ko parce que premier ëmb bi mu jëlee ci papam ci mun naa wax ne ci papam la ko jëlee parce que ci jëkkëru yaayam la ko jëlee parce que yaayam dafa divorce ak papam keneen takk ko ci jëkkër boobu la ko jëlee. mais pour man kii nii maanaam defal ko plan yi rek moo gënoon quoi waaw parce que kon ko day dem rek moo gënoon quoi. interpellé nañ ci ki nga xam ni moom mooy Cheikh Tidiane Kandji. kaaw Sinthiang bi gis ngeen ko koo xam ni xel mi dafa xaw a wàññeeku te nit ñi def ko fowukaay am góor ñu ko def fowukaay saa yu ëmbee ba wasin ba doom ji fer rek beneen ëmb dalaat ko kaa yu mel noonu dañ doon xalaat def benn centre d'écoute boo xam ne dañ ko fiy def pour mu leen di dimbali di leen accueillir di leen dimbali
ba ñu mën leen tegaat ci yoon bi. bu dee ñi nga xam ne nag dañu xaw am néew doole dañ leen tooñ maanaam siif leen àgg ci ñoom aussi ñuy xalaat ci centre d'écoute boobu bu yaatoo bu moyen yaatoo ñu am pourquoi pas benn avocat à notre disposition boo xam ni bu yooyu amatee moom moo ñuy dimbali xam fan la ñuy jaar ci yoon ba mu mën a ñu am réparation. ginnaaw loolu am na kaa bu doy waar itam boo xam ni daje nañu ak moom ci Gouloumbou ak Tambacounda 100 kilomètres la ci Gouloumbou kaa bi ñu fi am nii la demee. waaw benn xale fii dañ ko violé woon ba muy def CP léegi maamam bu génnee dem jaayi am na benn xale bu góor bu fi doon ñëw di fi fréquenté benn jour mu woo ko ci biir néeg bi nekkoon pour mu may ko ndox léegi jour bu mu woowee pour mu may ko ndox si la profité mu violé ko mais peut-être mun na am da ko menacé pour mu bañ a wax wala yu demee noonu mais bu kiiwul mu defaat ko à 3 reprises si la ko mam ji bett léegi ba ko mam ji bettee mu yóbbu wax bi ci kaw ñu dem yóbbu ko si poste de santé bi ñu vérifier ñu effectivement waa ji yegg na ci kawam léegi ñu yóbbu chef de village wax bi di yegg ba dem si gendarmerie bay yegg romb gendarmerie dem tribunal. xale bu jigéen moom da doon jàng finalement jàngam dafa yàqu léegi xale bu jigéen bi moom nee na dafa bëgg yeggali jàngam. waaye li leen naqari dëgg ci kaa bi mooy lu jëm ci wàllub àtte bi nga xam ni defoon nañ ko ci bi mu yegg fa mbaxane nekkee benn waaye tey ji gis nañ ni nañ ko doon séentoo du fa la mujjee ñu déglu ki nga xam ni moom mooy maamam. mi yehi tribunal ɓe haalnuno ga ɓe winduno avant duuɓi sappo mi yehi toon ɓe inni wuuri ba en tori ɓe inni joni ɓe waɗi mo lebbi. ci àtte bu njëkk bi biñ ñu àttee dañu ne woon dina tëdd fukki at ci diggante bi ñun ñu dégg ne dina tëdd juróom benn weer waaye 2 weer rek la tëdd ñu daal di koy génnee ñun nag dañoo jàpp ne xëy na li ñu néew doole moo tax waaye loolu nag doon na lu ñu metti trop te bëgg nañ nag ñu leeral ko ndax sama sët baa ngi nii fu mu nekk nii njàngam yàqu na te ba muy yegg ci kawam seppee dong la doon def. o arti o sokkano ka lebbi hay jeego ko lebbi ɗiɗi petti o sokkano. Dialokoto diggam ak Tambacounda toll na ci juróom-ñaar fukki kilomètre ci tali bi nga xam ni moo jëm ci Kédougou laata kon nga yegg ci parc Niokolo-Koba foofu nag ki ñu dalal mooy principal bu collège bu Dialokoto Amadou Bari ak ki nga xam ni mooy point focal bi saytu lépp lu jëm ci wàllub SCOFI beeg ni ñuy tàggatee ak ni ñuy waxtaanee ak élèves yi wattandiku lenn ci li nga xam ni daf leen di dal di ci def daal ay pexe muy wàllu sensibilisation contre les violences faites aux filles. ma leen bëgg a nettali woon boobu sama xarit la dañ ko may woon à l'âge de 11 ans léegi ki ñu ko may kooku mën naa nekk papam mais mu nekk ci souffrir mu ne moom bëgg ko kooku moo ko mag ba à la fin dafa mujj a bëgg a xarul ci loolu doonoo xarul nag mais moyen 5 mu xaru parce que mu ne kooku bëgg ko waaw te papam de ko doon forcé ne kooku lay seel forcément kooku élève la woon temps boobu muy jàng CM2 jàng moom mujj naa yàqu parce que moom daa mujj déplacé dem si parents yeneen parents maa ngi leen di ñaanal ñu sama xarit yëpp ku ñu harcelé na nga ñëw wax ko même boobu bu nekkee si dëkk bi mën ngaa dem wax ko chef de village wala nga dem si brigade nga kii ko nga dénoncé ko moo gën waaw bu nekkee si école bi moom mën ngaa ñëw nga wax ak principal bi moom dina ko jéem a réglé wala monsieur Diallo coordonnateur kii bi Aprovac fii. waa Aprovac dañu tànnoon parce que école yi bëri na mais boo gisee ñu tànn c'est pas pour rien dañuy jël yóbbu ñu Kaolack c'était juste pour bu ñu demee Kaolack lu ñuy liggéey bu ñuy def si biir école fii ñoom ñi gën si yokkal ci xam-xam heureusement bu ñu fa demee yokk nañ xam-xam bu baax parce que surtout bu ñu daloon mu ngi tudd APROFES association pour la promotion de la femme sénégalaise. wax dëgg yàlla du ma ne amul am na fi parce que depuis plusieurs années d'ailleurs ñun ñu ngi koy dund fii si biir école bi yan genre situation lañ fiy confronté le plus souvent dañuy am ay élèves yuy jàng dem ba ci digg année bi seen parents jël may leen am na sax élèves yi nga xam 3e la ñuy def à quelques mois de l'examen seen parents dañuy jël may leen léegi nag ñun amuñu baat pour wax parce que ñun fii Afrique nit bu ñuul moom noonu lañ ko yaree waaw papa ji bu waxee wala yaay ji bu waxee wala nijaay bu waxee pratiquement keneen amatul droit wax ci xale bi ñoom moom seen doom leen neex lañ koy def
ñun daal bon école lañ doon gérer bu rombee école bi daanaka ñoom ñooy jël décision yëpp si xale bi. wax dëgg yàlla nag Aprovac nag bu mu ñëwee nag situation bi commencé na changer parce que au début sax ñun dañu amoon ay problème pour sensibiliser booy si yooyu parce que boo leen koy wax dafa mel ni da nga leen teeraloon seen papa lu mu leen bëggal mais depuis Aprovac commencé dugg si danse bi wax dëgg yàlla booy yi commencé nañ intéressé wu parce que ñun fii école léegi bu ñu wooyee booy yi concernant les réunions wala ay former bureau concernant les violences faites aux filles en milieu scolaire booy wax dëgg yàlla dañuy ñëw wuyu si en masse. principal bi ci boppam aussi mi ngi rafetlu bu baax a baax liggéeyu Aprovac Action Aid. dama si am benn sentiment de fierté ma si kontaan di si gërëm waa Aprovac parce que certes avant ñoom ñu ñëw amoon na yenn structures yu ñu mettre en place ici comme la brigade de veille comme également le club OVF ñuy yëngatu si mbir moomu parce que c'est un fléau dans nos écoles mooy mariage précoce yi grossesse précoce yi ak abandon yi te fii si zone bi da see am doole loolu parce que c'est une zone bi nga xamante ne dañoo ancré seen ay culture ancré n'est-ce pas seen ngëm-ngëm donc loolu aussi da nga gis ki nga xamante naan damay maye sama doom am na fukki at ak ñaar dama koy maye doom bu jigéen te loolu tamit bon gàllankoor la si xale bi mais def nañ si ay jéego te ak Aprovac dañu si appuyer même ren nii jël na lu mat ñeenti xale ak benn encadreur yóbbu leen Kaolack pendant 3 jours pour ñu former leen ñu gën a xarañ si mbir nu ñu mën a xeexee loolu te tamit vraiment loolu lu ñuy sant la lu leen sant la di leen si gërëm ci loolu quoi vraiment. ginnaaw loolu nag am na ay àttekat yu nekk ci dëkk bi fexe nañu ba waxtaan ak benn koo xam ni dafay yëngu ci wàllu bi yoon président tribunal d'instance la moom yëkkati na ci ay kàddu. violence yi bëri na violence yi am na violence physique yi maanaam dóor ba gaañ jigéen am na excision violence la aussi bu ñuy def ci jigéen ñi maanaam xarafal jigéen te loolu yoon daf ko tere code pénal daf ko tere dóorum jigéen ci wàllu sëy loolu aussi yoon daf koy tere violence psychologique yi aussi am na mi ngi mel ni mariage précoce yu ñuy imposer xale yu jigéen ñi te loolu yoon aussi daf ci taxaw di joxe xale boo xam ne amul fukki at ak ñett en mariage yoon daf ko tere état du Sénégal bi nga xamante ni moom am na conscience ci ni dañoo war a protéger ndaw ñi surtout jigéen ñi dafa ratifier maanaam ay traité ak ay convention internationale yamul ci loolu ñu def li ñuy tuddee pénalisation maanaam atteinte yi nga xamante ni jigéen ñi dañ koy subir xale yi ndaw yi jigéen di ko subir dañ leen a pénaliser ba pare toftal ci ay daan yoo xamante ne ay daan yu am doole la pour que ñi nga xamante ni dañoo jug pour agresser xale yooyu wala agresser jigéen ñi yoon dal ci seen kaw ba keneen ku bëgg a jug def loolu boo xoolee daan yooyu di nga dellu gannaaw daan yi en matière de viol ak agression sexuelle mën a dem ba 10 ans surtout bu dee xale boo xam ne amul 13 ans agression sexuelle ci xale bu jigéen bu amul 13 ans yoon dafa leer 10 ans la wax tranche d'âge yu ñuy prévoir sax ci yeneen domaine yi prévoir uñu ko foofu dafa ne rek le coupable subira la peine de 10 ans donc foofu fukki at daan la bu dee xale bi amul 13 ans. loolu lépp nag ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Aprovac ñoom dañuy yëngu ci wàllu mbayum banaan mais ñu seetlu ni koom boo koy def itam di nga sóoraale wér-gu-yaram. Aprovac mooy association des producteurs de la vallée du fleuve Gambie ñu yëngu ci wàllu mbayu banaan surtout banane biologique la ñu gën a yëngu ñu nekk fii nekk ci ay GIE yoo xam ne ci 12 GIE la toll mais ñu ngi il y a 9 GIE yoo xam ne ñoo fonctionnel mais Aprovac li muy exploité yëpp par ci surface mu ngi toll ci 150 hectares yoo xam ne moo ngi koy exploité au niveau de la vallée du fleuve Gambie. Aprovac dafay moom li ko tax a jóg mooy fexe ba yéwénal dundinu ñi nga xam ne ñoo nekk ci gox bi dund nag yemul ci bay banaan kese am na yeneen mbir yu ci aju ci côté 2007 2008 mu am partenariat ak Action Aid mu nekk kuréel gu mag goo xam ne ci àdduna bi yëpp lu ëpp ñeent fukki réew mu ngi ci àdduna bi ñu teew Sénégal nag bi ñu amee partenariat bi ñoom ñu yëngu ci wàllu ak yelleefu nit surtout jigéen ñi ak xale yu jigéen ñi xam nga violence yi dafa bari mais yu ñu gën a sonal fii te gën fi bari mooy xale yu ñuy siif mooy ëmb yu teel yi mooy maye yi nga xam ne dañ leen di forcer ak violence conjugale yi am ci borom jigéen ñi nga xam ne dañ leen di noot ci seeni kër ba duñu dund nañ war a dundee comme ñun ci arrondissement Missirah la ñuy yëngu donc zone yooyu yëpp am na ay activités yu ñu fay def
parce que xam nga violence yi dafa xaw a complexe pour liggéey ci parce que ñu bëri dañ koy bu xewee duñ ko wax dañ koy nëppal ci biir famille bi am na yeneen aussi yu fi am mooy di parfois nga gis ni bu violence bi amee li naan culpabilisation de la victime maanaam victime bi la ñu jàpp ne kii kat xale bu ñu siif par exemple ñu ne moo sol lim sol moo jaaduwul moo tax ñu siif ko te bu fekkoon ni sax lim sol jaaduwul yow mi ko siif amoo sañ-sañu àgg ci kawam wala yoon mayu la ko amul dara lu la ko may pour nga àgg ci kawam beneen bi ci des aussi muy les normes sociales xam nga dafa am yoo xam ne dañ koy askanale aada wala diine te fekk du diine sax wala du aada boo xam ni taxu conséquences yi moo ëpp njariñ yi bu fekkee sax am na njariñ ñu topp ko te loolu dafay xaw a noot jigéen ñi ak ci seen nekkin beneen bi ci des mooy dañu nekk ci zone boo xam ne dafa nekk zone frontière ñu ngi ay Gambie ñoo xam ne am nañ mbokku Gambie ñii Guinée ñii Mali am lu ñuy tuddee réseau social maanaam famille bi am na ñoo xam ne ñu ngi fii mais kiy jël dogal yi mu ngi Guinée wala mu ngi Gambie wala mu ngi Mali. waaw xam nga APROVAC am nay partenaires chargés yu bëri yu mel ni Horizon 3000 Tricolto et cetera ñoom ci wàllu mbay bi la ñuy gën a yëngu di ñu si jàppale mais bu dee actionnaire nag ci wàllu àq ak yelleefu doomu aadama ci la ñu si jàppale. seen liggéey ni ñu koy doxalee si wàllu parrainage des enfants la donc dañuy ñëw ci zone bi bu ñu gisee ni organisation bi dëppoo na ñoom seen gis-gis ñu lëkkaloo ak ñoom convention commencé di wut ay xale ñu leen parrainé dem wuti xaalis bu ñëwee nag. jéem a financé ci nekk dundinu askan boobu donc moom nag moo ñuy jàppale ci wàllu koom ñuy liggéey ak ñoom depuis 2007 collaboration bu am solo sax peut-être di ñaan aussi mu gën a yokk gën a yaatu aussi ba ñeneen ñi nga xam ni organisation yi yëngu ci wàllu ak yelleefu doomu aadama mën ñu ñëw jàppale ñu si wàllu boobu. yaakaar naa ni gis ngeen bi ñu demee Dialokoto li fa jot a xew. gis ngeen Sinthiang li fa jot a xew muy benn cas bu daw yaram gis ngeen aussi beneen cas boo xam ni waxtaan nañ ci Gouloumbou loolu lépp nag day wane ni rek situation bi mi ngi fi mais aussi am nañu taxaw ngir xeex ko mais bala muy gën a baax rek day fekk askan wi ku ci nekk ci sa wàllu bopp nga ciy bay sa waar ci wàllu dénonciation waaye itam ba tey nit ñi delloosiwaat seen xel xoolaat seen comportement loolu daal lañ leen indiloon tey ànd ceeg waa APROVAC waa Action Aid ci benn waxtaan boo xam ne dafa jëm ci wàllu violence faite aux filles et aux femmes danañu dikkaat ci yeneen sujet yoo xam ne yëpp dina nekk njëriñal askan wi